maaleykum salaam sëñ Babacar ñoo ngi lay nuyu. di nuyu Georges Déthié Diop bi ñu fas yéene àndal ci waxtaan wi Mously Diakhaté député Benno Bokk Yaakaar bokk nga ci ñi wote loi bi sanc parrainage ci Sénégal ba képp ko xam ni bëgg ngaa doon candidat ci élection présidentielle yi ñu laaj lay signature 57 000 nangam ci ay signature démb la yëf yi tàmbale ndax ñi bëgg doon candidat dem nañ jëli kayit yi nga xam ni ci lañ war a sàkkooy signature ci citoyen Sénégal yi yëf yi nag foogoon nañ sedd na waaye juraat na coow ci réew mi mel na ni ci ay problème lañ jëm ak werante gu dul jeex ci ñi nga xam ne ñoo seq langue politique yeeg yeneen citoyen yoo xam ni démocratie moo leen soxal ndax parrainage bi jàppees na ni ci ñu bëri ne yëfi jafe-jafe rek la indi. Babacar ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbokki auditeurs yëpp di nuyu Sénégal yëpp di la wax ni nag parrainage boobu man dama bokkoon ci ñi nga xamante ni dama ko wote ndax dama ko gëm. Non seulement dama ko gëm waaye man dafa mel ni avant ñuy def parrainage bi fekkoon na may demander ñu rationaliser ñu xoolaat naka la ñuy defee parti politique ci biir réew mi loolu taw Ousmane Ngom la woon booba Wade moo fi nekkoon moo tax bi nga xamante ni le président de la République monsieur Macky Sall am na vision bu claire que ni li ñu dund 2017 suñu continuer du ko dund ak élection présidentielle yi kon xamuñu fu ñu jëm bi mu ñëwee ma rafetlu ko lool wote ko am ci nag fierté wax ni dama ko voté te it nag saa yu ma xëyee ñu di ñu won ni parrainage bi dafa war a continuer di wéy ndax démb bi nga xamante ni ñi ni ay candidat lañu jëli nañu seeni fichier léegi laa ko dégg ci seen rajo bi toll na ci 87 personnes xam nga juróom-ñett fukki nit ak juróom te mu war a des fukk ak juróom yoo xam ni ñi ngi xaar parce que dañu war a jël loolu kon téeméer ak nangam la ñu jëm ci ay candidat loolu dafay wane ni parrainage bi lu am njëriñ la ci réew mi lu baax ci démocratie la te nag Babacar bul fàtte ni parrainage dafa mës a am ci réew mi. yéen waa Macky Sall dëgg-dëgg nag seen bopp ngeen ko defal bu ngeen ne Sénégal leen tax a jox ak segg kan nit ñi war a bokk ci élection yi seen bopp ngeen di njëkk a seggal ba noppi mooy lii ñu dégg ci micro trottoir sànq bi sax ne pexem politique mën na su ko caa génne. Babacar dama lay wax ni la parrainage dafa mus a am Sénégal. candidat waaye toll woon ci dayo wi. ak jafe gi ak niñ ko jatangee nit ñi ci ñu am ko ci ni mu nar a jafe. waaw xam nga mbir mu nekk situation koy indi parce que dañu dem 2007 législative am 47 listes nga xamante ni conseil constitutionnel dafa mujj jël arrêté jël dogal. quand même ni mën nga jël ba 5 personnes parce que xam nañ ni loolu dara lu sérieux nekkatu fa woon. loolu wane na ni du question ñun waa Macky Sall waaye am réew boo ko yoree da ngay xool nooy fexe ba démocratie bi tege ci yoon te bañ a nekk anarchie. waaw démocratie boobu tegu ci yoon est-ce que gënul woon rafet wala gënut woon jekk mbir mi ñu def ko ci benn processus bi nga xamante ne day laaj waxtaan moo gën ñu patam-patame ko dugal ko ci ngir élection bii di ñëw. waa xam nga waxtaan moom defe naa ni le président de la république li mu woote ci waxtaan ci réew mi kenn defu ko parce que woote waxtaan moo taxoon ñu teg comité boo xamante ni day réfléchir ci doxinu réew mi te Amadou Matar Mbow jiite woon ko waxtaan nañu ñi nga xamante ni bëgg nañu bokk ci waxtaan wi wuy si nañu waxtaan nañu ak ñoom processus nag mbir mu nekk dafa am na muy doxee gis nga opposition bi nga xamante ni moom ngay waxal wala ñu bëri moom la ñuy waxal mais ñoom ñëpp d'accord nañu que ni parrainage bi dafa war a am d'accord nañu pour ñu voter parrainage bi mais li ñu d'accordul mooy pourquoi ñu di ko utiliser ñu di ko appliquer en 2019. loolooy sama laaj d'ailleurs. très bien mais pourquoi pas de ce fait que nangu nañ ni war na am. de ce fait que xam nañ ni li xew ci ay parti politique ci Sénégal nekkatul lu sérieux bu njëkk boo mosaan gis leader parti da ngay xam ni nit ku réewam ñoro ngi nit koo xam ni ku am xam-xam la nit koo xam ni dafa am utilité pour population mais léegi xàmmeetoo kan mooy leader politique bi kan mooy chef de parti bi ak kan mooy mbir bu demee nag ba toll foofu dañuy delluwaat ginnaaw xam ni ñun mënuñu am démocratie ba ëpp ko Amérique wala France wala Allemagne te it nag formation politique yi am ci àddina bu dul ñett di ñeent
libéral yi sociodémocrate socialiste yi communiste yi peut-être ak maoïste yi ndegam maoïste amatina su fekkente ni li ngay créer lépp am na ba pare pourquoi ngay créer duggal ci biir parti yi nga xeex pour am sa place nga xeex pour mën a jariñ sa réew mais léegi dañuy créer parti pour négocier dañuy créer parti pour bokk ci coalition da ngay créer parti pour xas nit ki parce que xam nga ni dara lu sérieux nekkul ci démb bi nga xamante ni ngi dem di jëli liste yi nga xamante ni ci la ñu war a parrainer candidat yi ñu am 85 candidats déjà te demaguñu benn mais loolu du sérieux mais li ngay wax ñoom am nañ liberté créer seeni parti ndax liberté d'association am na bu loolu amut woon Macky Sall mi nga xamante ne même moom ngeen jàppale depuis 2012 du créer parti ndax moom libéralisme lay wuyoo te am na parti libéral bi fi nekkoon mu wax ko fa waaw moo tax ñu war a organiser wu ba nga xam ne bu ñu boo créer parti da ngay dem élection mais bul créer parti pour dem di négocier ji parti boo ko dee créer da nga war a conclure le pouvoir mais Mously Diakhaté yow loolu mooy li nga xamante ni yow jëf jël bu taala si la nga nekkoon fa lañ la xamee mu jigi nga beru sa langu bopp yootu yeneen ni nga ko defee noonu la ko keneen amee sañ-sañu def ko am ci fierté nag parce que le président Talla Sylla bi mu créé jëf jël dafa dem élection mbooloom élection boo xamante ni ginnaaw bi mu créé jëf jël 1998 ci la yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu jubalayti ka dem élection élection présidentielle ya ca topp fekk matagul atam mayagu ko mu nekk candidat mais ca législative ya dañoo dem élection am député ya ca topp dañoo dem élection am député musuñu jëlal élection locale boo créé parti da ngay dem élection loo am jël mais tey li nga xamante ni moo normal parti boo xamante ni bañ ko créé ba fi ñuy wax kenn xamul parti bi mooy ban kenn xamul borom amul adresse musul dem élection alors que loolu ban façon parti la xam nga am réew kenn du ko fowee lii tubaab yi wax trop de démocratie day rey démocratie mbir mi fokk ñu teg ko ci sérieux mais bu fekkente ni ku jóge ca làng ga rek dikk ni ci laa bokk day daal di bëgg a nekk sabar gu tas xam nga sabar gi buy tas moom ñëppay feccandoo parrainage boobu ba léegi indi na coow Babacar wax na ko ñu ngi koy wax ci rajo bi depuis démb ba léegi di ko bind ci yéenekaay yi ci collecte signature yi ñoom ñu ngi wër bëgg ñu jox leen fichier électoral bi ñoom sax nee nañ yéen déjà jot ngeen ko. jot nañ lan. fichier électoral bi am ngeen ko. mais ñan. yéen waa nguur gi. mais waa nguur gi ñooy organiser élection. nguur mooy organiser élection loolu problème bi nag ki war a organiser élection bu fekkee amul fichier bi kan moo koy am. yemale moo tax ñuy wax. yemale ci ban façon. candidat yëpp dañoo war a yem yor ku nekk fichier électoral bu fekkee ne. joxe nañ ko mais fichier bi mi ngi ci net bi ñoom bu ñu ko soxlaa. fichier bi ci gàttal Aly Ngouille Ndiaye mën na ko doññet yóbbu jox Macky Sall ñu toog di càmbar di xool. dama ni Aly le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye suy woote parti yëpp la ñuy bind. déjà convoqué parti yëpp rek problème la. non li ñuy wax mooy Aly Ngouille Ndiaye APR la bokk nekk ministre de l'intérieur am candidat xëy na bu tudd Macky Sall tey jii moo yor fichier électoral bi mën na caa sàkki pexe yoo xam ne kenn du fekkee te kenn du ko mën a mandargaal mbaa firnde loolu la ñuy wax. Babacar xam nga yooyu moom sàcc élection dafa jeex ci réew mi su fekkoon loolu rek la kon Wade du jóge ci réew mi. parce que ku nekk xamoon na ni Ousmane Ngom Wade la àndaloon bu leen fàtte ni am na ñu ko contrôle ba bi mu mujjee dem Tiwaawoon dañu ko séquestré tëj ko ni ko doo fi génn parce que waru ko organiser te teewul Wade jóge ci réew mi sàcc élection moo jeex ci àddina bi sàcc élection c'est fini yooyu mënta am yooyu moom ay wax yu yàqu la xam nga li am solo tey mooy wàcc dem ci population bi waxtaan ak ñoom ñu parrainer sa candidat te bu leen fàtte ni ñu parrainé la taxul ñu voté la parce que législative yi passé am na ci liste yoo xam ni parrainé woon nañ leen ba 30 000 et quelques voix mais amuñu sax plus fort reste pour dugg assemblée nationale sénégalais yi ñoo mat ñoo ñor ñoom ñoo dootul foowe seen ay kàddu. njàmbat gi bëri na ci réew mi de sénégalais yi de mel na ñu dummoo yu Macky Sall mere ko ci bu ñu sukkandikoo ci li ñuy dégg ci rajo yeeg ci mbedd mi wala seetlu woo loolu. déedéet man seetluwuma loolu xam nga lu ma seetlu. di dox ba daje ko ànd ak Macky Sall moo jafe fi ñu toll ci gis-gisu ñenn ñi. ñi ànd ak Macky ñooñu
jërul ñuy nekk ci mbedd yi taxawaal dañoo am lu leen ñor mooy liggéey réew mi xam nga buñ la falee faluñu la pour ngay wax dañ la fal pour nga def ay résultats loolu moo tax ñoom amuñu jotu nekk ci mbedd mi di kanjang-kanjangi li am solo tey mooy sénégalais yi nga xamante ni ñoo joxoon le président 65% ñoom ñu ngi toog di observer lan la Macky Sall def ci réew mi ak fan la bëgg a jëmee réew mi loolu moo am mooy li am solo tey. lan la Macky Sall def ci réew mi. xam nga nag loolu su ma commencé di ko lim da nga may dagg loolooy sama problème ak yow boo commencé rek dama lay wax ni la Macky Sall bi mu jëlee réew mi 2012 ak léegi dara lu wàññi ko woon yokkuwul dara loo xamante ni rek ndax bi muy jël réew mi bul fàtte ni. sénégalais yi bi dellu na fa mu ne woon ba raw ko sax. nojaas bi ñu wàññi woon. dama ni sénégalais yi ci boppam booba lu ñu dundee loolu la ñu tal bul fàtte ni bi Macky Sall di jël réew mi. gaz bu ndaw bi boo joxee junni ñaar fukk lañ lay delloo loolu rek laa lay wax ceeb ci boppam waxuma la di ko bay ci réew mi waaye xam nga lu mu doon jar 450 jënd nga ko fi 2012 ceeb le président de la république dafa yërëm néew ju doole yi xam nga le président da nga ko xool ba nga du libéral socialiste la parce que li muy def ci social ci 2012 ak léegi benn état bu fi mus a jaar defu ko am réew nag boo ko yoree dangay xool ñi gën a néew doole nga dóor foofa sa doole pour que yëkkati leen ñoom it ñu xam ni ci réew mi la ñu bokk boo duggee ci PIDC bi xam nga le président Macky Sall merki démb les femmes Macky 2012 dañoo daje xam nga lu ñu ko wax ñun dañoo tudde suñu bopp ñun ay Macky lañu parce que bi Macky Sall jógee di wër réew mi di wax jox leen ñu ko ñu nit dañ caa amoon suñu part de responsabilité di wax jox leen ko loolu moo tax ñu ni ko li nga def ci réew mi nag duñ toog di ko lim dañu koy génne ba nga xamante ni mais au même moment yaa ngi wax ne li wàññeeku woon yokkuwul ba léegi waaye am na leneen li nga xamante ne ay gàkk-gàkk la ci gouvernance am lépp lu jëm ci wàllu droits humains yeeg ak yenn scandale yi nga xamante ne nemeeku nañ ko fi loolu indi coow te loolu itam baaxul ci am réew. xam nga damay terminer sama question ak Babacar ñëw ci source de boo ma laajee li Macky Sall def ci réew mi dama naan la danga boo làmbee daj boo xoolee gis kon bëgg gis bañ gis lay doon loolu mooy bëgg gis bañ gis le président liggéey rek lay def leneen li nga xamante ni nag moom nga laaj noonu laaj bi danga koo dëxëñ danga may laaj du ma mën a tontu parce que boo dëxëñee laaj bi du ma tàndalee dëxëñu mu ko dama ko leeral parce que am na ay droit liberté humaine mbirum Khalifa Sall a ngi fi mbirum Karim Wade a ngi fi ak ñeneen ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañoo def ay scandale ba léegi leeragul sax muy ci yoon ñu teg leen kaso ñeneen ñi nga xamante ay rapport dañ leen épinglé farak moom ñu baleen non man dégguma loolu beneen bi ci des mooy mbirum Khalifa Ababacar Sall ngay wax kooku affaire yoon la mais kooku du affaire président affaire yoon la mais yoon amul xàjj ak seen mais defuñu ci xàjj ak seen amul xàjj ak seen aussi parce que Khalifa Ababacar Sall boobu ngay wax moom ci boppam néewul jëlul de dani ñi ma ko jox duma leen ko wax su fekkente ni nag Khalifa Ababacar Sall dafa yor institution bu mag nekk meeru capital bi mu am kees gu nekk ci biir meereem mu am lu mu cay jël di ko jëfandikoo mais moom mbaamur état la suñu ko laajee li nga ci jël foo ko def mais pourquoi moom muy suturaal ña ma ko jox ba tëj boppam kon moom moo épinglé boppam parce que Khalifa néewul jëlul dañuy li ma jël ñi ma ko jox duma leen ko wax beneen bi ci des nag bu Khalifa Sall faroon ak Macky Sall ba léegi dara du ko ci fekk lu tax nga wax loolu ndax réeróo politique moo yóbbee Khalifa Sall lu bari mën nañ waxtaan ci mbiru yoon gi de loolu beneen débat la waaye bu dee taxawaayu politique ak safaanoo gi Macky Sall safaanoo Khalifa Sall fa la coow li déparé Ablaye Bathily bi bokkoon ci yéen wala bokk ci yéen ba léegi nee na wax na Macky Sall ne mbiru Khalifa Sall bu ci dugg di ko sàkkal pexe wax na ko ci émission Grand Jury ak Mamadou Ibra Kane fan yële Ablaye Bathily nag moom macha allah moom wax dëgg yàlla moom bu mu wax kenn kuy safaanoo moom na lijjanti parti boobu nga xam ne moom dafa leen a bàyyi woon pour ñu war a organiser mu wëlbatiku waat duggaat ca jaxase leen ba tasaare ko foofu la war a wax na wax ci loolu mooy li ëpp solo tey le président Macky Sall ci boppam du question wu ku xam président xam ni dafa réeroo Khalifa moo tax li dal Khalifa dal ko Khalifa li ko dal moo ko teg boppam
ñun nag ay sénégalais lañu doonte jànguñu droit mais ñu ngi doon suivre projet bi mooy le maire Khalifa Sall man nag damaa am ci moom cofeel waaye dafa juum parce que ki nga xamante ni dafa créer GIE bëggoon caa yaxantu weer wu ne nga jénne ca 30 millions te moom muy jaay café Touba doo ko ca jox téeméeri junni mais pourquoi kooku yéen défendre leen ko pourquoi défendre leen kooku le maire Khalifa Sall li mu wax ah kan ngay waxal nii Babacar mi ngi noonu mais de toutes les façons Mously Diakhaté seetlu nañu assemblée nationale gi nga bokk itam yitteel askan wi ay question d'actualité ñuy posé premier ministre waxoon ni fukki fan ak juróom yu ne dina dem assemblée wax ci tolluwaay réew mi yëpp defu leen ko waaye bu dee pexem politique taxaw na sàkkal pexe nit ngeen xat ci seen tànk tubéy Cheikh Bamba Dièye mi ne moom du wuy ji dikk coowal magistrat yi mu tuumalaan ak ñoom seen nee na nañ jaar assemblée yow tey ji bu ñu woon assemblée ne nañ teggi immunité parlementaire Cheikh Bamba Dièye di nga ko wootee am déet loolu nag moom yëgg gunce du ma ci mën a wax waaye dama lay wax ne la assemblée nationale dafa romb faagaagal nit moo ko tax a jóg déedéet assemblée nationale défendre l'intérêt des populations mooy ko tax a jóg loolu moo waral tey ci biir politique gu président de la république politique de santé wu président de la république muy CMI déjà tey jii député yi ñi ngi war a retiré wu pourtant parrainage bi taxaw na de mais ñu ngi war a retiré wu pour càmbar projet de loi boobu nga xam ni moom la ñu war a teg pour santé pour tous l'assurance santé pour tous te loolu njariñu askan wee ko tax a jóg defe naa ni yu mel noonu bu fekkee ni ñi ngi koy def malheureusement nag pour les parlementaires ñun xam nga bariwuñ sax lu ñuy publicité li nga xamante ni ñu ngi koy liggéey te mu nekk njariñu askan wi député yi ci yooyu la ñu gën a dox que faagaagal doomu aadama samedi bi ñu weesu Macky 2012 Macky dalal na ko am na ñu ca meroon mer bi giif naam kenn merul ndax ànd ak ndax am sax nee na ñenn ñi la gën a cëral non am mbootaay googu ci boppam moo xew yi Macky 2012 ñu ngi 2018 am ngeen mbootaay gu mag gu tudd Benno Bokk Yaakaar dañ koy jëlee xam nga tey sax waxuma la Benno Bokk Yaakaar mais dangay wax majorité présidentielle parce que am nañu ci bokk te bokkuñu ci biir Benno Bokk Yaakaar dañ waxante ñoom Souleymane Ndéné ak ñoom Pape Samba Mboup xam nga tey li am solo mooy le président Macky Sall dafa xam ni waaw kon nag ñoo ngi waaw boo ma daggee kon ñoo ngi tàggoo xam nga yow booba day jox ay 20 minutes danga may sonal waaw sant nañu kontaan nañu jërëjëf Mously Diakhaté député Benno Bokk Yaakaar